jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique tey dañuy tàmbali seen chronique ak ay kàddu yoo xam ne suñu maam ju baax ji Al Maktoum moo ko rotaloon ci wax lu dul dëgg ñu àndandoo déglu kàddu yooyu ba noppi nag soobu ci biir waxtaan bi. du bu wuy ji boroomam me du fen mukk ndax asamaan jàpp na ni fen mooy bàkkaar bi nga xam ni moo gën a rëy ci bàkkaar bu ñu boolee bàkkaar yépp dajale leen teg fii bu fen ñëwee ñoom ñépp ñu daw ndax moo leen gën a garaaw moo leen gën a bon waaye gis nga aada ni muy def aada mooy fexe ba bu mag ñi ne diw de yëngal na aras ñëpp ree waaw yey seen gerte seen mboq ñëpp ree diw de yëngal na aras fekk yëngal na aras def na lu raw loolu parce que mag du fen mag bu fenee rek malaaka yi xam. Dakar Matin. bu ñu sukkandikoo ci kàddu suñu maam yooyu mën nañoo wax ne naam dama dégg ñoo xam ne ni ñoo dañuy tirer bilan ci ñaareelu mandat bu président Macky Sall am 2019 ba mu gagné élection yi ñu ngi ci 2020 ci weeru février la ko gagné woon mën na leen déet nañu jàpp kay 2012 ba 2020 est-ce que ay kàddoom méngoo na ak ay jëfam ñu sukkandiku nag ci kàddu Al Maktoum yooyu la buñ ci sukkandikoo rek mën nañoo wax ne 2012 ba léegi réewum Sénégal bés bu yàlla sàkk ñu yëngal aras ndax wax lu dul dëgg jëf lu dul dëgg ma ne bu ñu sukkandikoo rek ci kàddu Al Maktoum yooyu la mën nañoo wax ne 2012 ba léegi fii ci réewum Sénégal ñi ngi yëngal aras bu baax a baax ndax lan wax lu dul dëgg moo tax lu bare dal ci kaw réew mi dee yu métti yi accident yu métti yi lakk yu métti yi yëngal aras rek rax ci dolli bu ñu sukkandikoo ci kàddu suñu maam yooyu la mën nañoo wax ne malaaka yi xama ximmiliku rek lañu nekkee ci réewum Sénégal ndax nag jafe na fi ñu déglu ay kàddu kilifa ci dëgg-dëgg kàddu yooyu méngoog taxawaayam méngoog jëfam te nag kilifa ñu ngi koy nawee ci ay kàddoom wax du dañ wax mu méngoog say jëf suñu maam ju baax ji Sëriñ Abdou Lahad Mbàkke yàlla ñu yàlla taas ci barkeem daana wax ne góor piir bu la waxee mbir ren jii ba déwén wax ji soppeekuwul jàppal goro ngoog dañ ne dañuy tiire bilan xam nga wax ju bari matu ko fi dañuy àndandoo tey seen biir chronique may teg ay kàddu président Macky Sall ba pare nag di leen laaj ndax méngoo na wala méngoowul bi ci njëkk am na lu mu waxoon bañ koy dalal 31 décembre 2011 ci li mu namm ci Sénégal ñu àndandoo déglu kàddu yooyu la mu fa diggee woon lépp doog a ñëw nag faram fàcce ko. boo jëlee réew mi bu dee nit ku sérieux nga li nga war a njëkk a dem mooy liñ la jox fu mu toll ak ban état lañ la ko joxe réew mi ñaata bor la yor ci bés bi nga koy jot ñaata engagement la am yu mu war a fay alal ji fi ne ñaata la projet yi ñu def fu mu dugg ak ñaata lañ ci dépensé loolu moom kenn mënu koo bañ a def donc looloo waral ñu war a xoolaat doxalin bi ak lugal bi nu ñuy def ba wàññi ko njëg yi état bi am njëg yu wóor kon Sénégal war nañu xaymawaat doxalin bi parce que bu fekkee loo war a jëndee benn nga jëndee ko ñaar fukk liñ ci def du bare tey ji boo demee Ségou ci Mali diggante Bamako ak Mali ak Ségou presque 300 kilomètres la daanaka autoroute ba fa nekk 2 fois 2 voies la mu ngi jar presque 175 milliards nga jël Dakar Diamniadio à peu près 33 kilomètres mu ngi si presque 297 milliards wala 300 milliards xam nga loolu yenuwul maanaam nga jël Dakar Diamniadio à peu près 33 kilomètres mu ngi si presque 297 milliards wala 300 milliards xam nga loolu yenuwul maanaam nga jël Dakar Diamniadio
à peu près 33 kilomètres mu ngi ci presque 297 milliards wala 300 milliards xam nga loolu yanawul maanaam donc foofu lay waxee lan moo waral ñun suñu liggéey chéré noonu alors que feneen fu nuroog ñun mbir mi melul noonu alors que alal jooju xëjoon na feneen waaw dama dem ba askan wi wóolu la dënk la boppam war nga xam li askan wi dundee war nga ko xam waruñ la ko wax rek war nga xam nit ñi seen jafe-jafe dëgg-dëgg nu mu mel pas luñ lay léebal wala di la ko nettali war nga xam ne nit ñi dëkkuwaay nu mu mel booy dem si ñoom fooy jaar ba yegg yoon yi nu ñu mel dundu gi nu mu mel paj mi nu mu mel ak yeneen ak yeneen ak yeneen Sénégal tey ñàkk na ndox ñàkk boo xam ne boo nekkee Ndakaaru doo ko xam doo ko yëg bu ñu la ko waxee da ngay foog ay léeb la pourtant lu jafe la ci biir réew mi da ngay gis suñu mbokk suñu jigéen ñi ci kaw gi ba léegi dañuy wëgg maanaam di root yu metti à longueur de journée maanaam seen loxo yi da ngay ñëw ñu ne la kat man duma la nuyu ndax damay bañ xoos la tellement liggéey bi dafa metti moo xam dëbb bi la wala wol wala soq ba tax ëllëg buñ ma dënkoon réew mi xam naa vraiment budget bi nu ma koy séddalee dootuma jël ay milliards di ko def si loo xam ne pour puukare la wala ngistal waaye dinaa fexe li nga xam ne mooy farata si doomu aadama muy dund gi ñu wàññi njëg yi loolu dina bokk si mesure yu may njëkk a def pour ma sénégalais yi wóoloo ba fal ma parce que wàññi njëg mu ngi dépendre si taxes yi état bi teg si prix yi te taxes yi naka nga mën a comprendre Mali bële nga xam ne fii la ñu jëlee essence bi def ko si camion dawal ko 1000 kilomètres 1000 kilomètres mu yegg Bamako ñu koy jaay téeméer ak ñaar fukk litre bi Sénégal di jaay téeméer ak juróom-ñetti fukk wala juróom-ñetti waaw 800 francs 900 francs le litre kon loolu daf lay wane kon si njëg yi si gouvernement bi la booy xool liggéey tey mooy li gën a ñàkk ci réew mi te mooy li war a mën a tax nit moom boppam te liggéey nag pour mu am il faut koom-koom bi dox te koom-koom li koy doxloo mooy am d'abord gouvernement buy doxal yoon ba nga xam ne nit ñi nekk bitim réew am alal bëgg ko doxal fii ci ay entreprise ci industrie ci lu mënti doon dana leen leer na bu ñu ñëwee Sénégal kat yoon am na fi nga wax nag ci wàllu impunité lu am la ndax booy xool Barthélemy tey tëj nañ ko mu ngi ci kaso bi nee nañu dafa rey te ñun balaa ñuy gëm loolu ñu gis ko ci ay preuve dañu war a bàyyi yoon doxal yoon maanaam def enquête police nee nañu enquête ba ñu def dañ ko pëtamee ndax mënoo def enquête ay nit daw ñi nga xam ne ñoo attaqué dugg si bërëbu BDS demoo perquisitionné defoo dara ba na da ngay def enquête criminelle loolu yenewul maanaam. Dakar Matin. yéen a ngi dégg muy joxe exemple Mali Ségou luñ fa tabax may laaj kese dong rek est-ce que moom defu fi contrat yu doy waar yu jéggi dayo yu ëlëm askan wi ci digganteem ak Eiffage Sénac ci wàllu autoroute à péage bi est-ce que defu ko fi est-ce que sax jàggatuwul ki di Maître Abdoulaye Wade ci ñaawteef ci ay contrat may laaj rek est-ce que ci priorité Sénégal terre boo xam ne mi ngi toll ci 1000 milliards di dem rek est-ce que bokk na ci priorité Sénégal est-ce que moom ba mu fi toogee ba tey jii deful ay dépenses de prestige yoo xam ne moom boppam lay kañ di wane boppam fàtte li nga xam ne moo di bëgg-bëgg askan wi dégg naa ko mu ne ñu amul place ak palto ñooy taxaw di wax ma koy laaj moom mi digge woon ne at mu nekk buñ ko falee dina joxe 500 000 emplois yan ci liggéey la joxe nee na chômeurs yi rek ñoo fi nekk di ko critiquer di soppi ay waxam chômeurs yooyu ci ay njabootam lañu bokk chômeurs yooyu bu leen joxoon xëy dinañ tal leneen ba di ko déglu bay soppi ay waxam kon bu nu amul place amuñu palto moom am na ci responsabilité bu defoon liggéeyam na mu war daanaka lu bari mën na soppeeku ci réew mi est-ce que tey ci priorité Sénégal naam nee nañ dañuy organiser xawma ay olympique ak yooyu 156 milliards war nañ ko mën a def ci stade te amoo hôpital bu jag balaa ngaa football wala ngay daw wér rax ci dolli mu nekk marché gré à gré Turquie yi war ko def ñu ne ci 17 weer lañ ko war a jox te barki Dembo Njaay la ñi nga xam ne ñoo yor wàllu organisation bi déclenché ne les 1000 jours avant ñuy démarrer li nga xam ne moo di olympiade yooyu ñu ne ci 17 mois
xam nga gaawtu yu ñuy def ci infrastructure yooyu yëpp pour lan la sàccum xaalis moo gën a gaaw ci sàcc xaalis gaawtu ci wàllu infrastructure foo ko gis rek sàccum xaalis bu rëy la 156 milliards ñun réewum Sénégal war nañ ci toll di ko def ci stade loolu tax su ma leen di wax ne Kagame du Macky du Kagame ba ko chinois yi laaje na ko lan nga bëgg ñu may la tabaxal la ko gratuitement dafa ne université ñun chinois yi may ñu gratuitement arène nationale ñoom ñu dem facturer ñu ko ba président Chine bi ba mu ñëwee bañ koy def ne Chine moo leen ko may gratuitement ñun mënuñoo toppatoo stade Léopold Sédar Senghor bii ñun finaliste coupe d'Afrique qualifié coupe du monde amuñu stade bu jag ñu ne dañuy tabax ci ay koppar lu toll ci 156 milliards stade bi seer lool ñu ci dellu siwaat am na këyit yuñ ci yaakaar a jot buñ ci jotee wax ci waaye dañuy natt bilan rek ay ca ñu continuer ba tey ji ak président Macky Sall moom moo ñu waxoon lii ñu déglu ko bëgguñu état xuusma ñàpp na état bi taxaw waaye na diisaay bi wàññeeku na yàqu yi wàññeeku na puukare gi wàññeeku lépp lu ñuy def ñu fexe ba def ko ci anam yu gën a jekk ci biir loolu ma njëkk a jël décret ne léegi wàllu tukki bitim réew nga xam ne ay milliards yu bare lay coûter at mu ne ci fànn bi ñuy tukkee ma ne léegi première classe dañ koy supprimer parce que booy xool même réew yi ñuy jàppale muy réewu tugal yi ak réew yu gën a mag ci àdduna bi façon puukare yooyu dafa xewi kenn dafa tukk kon Sénégal ngeen xam ne léegi voyage première classe moom jeex na ci wàllu nguur gi ma ne nag nguur gi ministère yi newoon naa leen du ma passé ñaar fukk ak juróom politicien la bu doon suma sago ku ma jege ma def la ministre ndax ku ne dana bëgg am cër ginnaaw bu xeexee ba am ndam waaye dama ne toujours réew mi la ñuy jiital balaa ñoo xool suñuy parti wala di xool suñuy intérêt bopp réew mi moo ëpp solo balaa ñuy wax waxu parti kon réew mi lay jiital même bu fekkee sax sama biir njaboot dinaa ci gis ñoo xam ne kontaan nañu mën nañ ma demee xeef waaye du yàgg naa ne loolu ay kii la rek ndax xam nañu ne ñëpp mënuñu xëy rek nekk ministre kon dañu xool li jaadu li am solo li mën a nekk ñu def ko ma ne kon ñaar fukki ministère ak juróom war na doy pour doxal gouvernement bu Sénégal. Dakar Matin. may laajte rek est-ce que moom ba mu fi toogee 2012 laay tàmbalee de man 2019 ñoruma 2012 ba 2020 est-ce que askan wi gisuñu ne nguuram mi ngi ci gundaat ba daxal ma daax def lu leen neex ponk lañ ciy jël njëndum oto yi la ñuy wax moom ci boppam nee na 2012 ba 2019 lu toll ci plus de 300 milliards def nañ ko ci njëndum oto waaw 2012 ba 2019 xanaa moom président Éthiopie la woon wala Kenya wala Soudan xanaa nekkutoon ci réew mi ba xam ne ñu ngi pasaree alalu réew mi mu arrêté ko waaye déedéet fee lay taxaw gars yi def lu leen neex ba pare nag mu wax ne non lii foog ñu arrêté ko 2012 ba 2019 ñoo ko wax de plus de 300 milliards def nañ ko ci njëndum oto ci juróom ñaari at kese pour carburant maintenance entretien réparation gis ngeen li ci journal Libération génne lu toll ci 125 milliards virgule 500 millions lañ ci teg 125 milliards lu ko ëpp pour ay oto kese dong rek nee na génne na décret yaay pour arrêter loolu ma di ko laaj moom kese ak njabootam ak clam ak ñu mu ànd ak ñaata lañ na fuuf lekk ba muy jaale ji Ousmane Tanor Dieng da may baak bi nga xam ne ay milliards lay jar moo lakk bu ñuul sa suba sa mu ñëw di ni njaalam fii ci kër Ousmane Tanor Dieng indi beneen oto may baak bu gris moom rek ñaata oto la ci jënd ci diggante 2012 ak 2019 may laaj moom rek ak njabootam lan lañ ci lekk ci milliards yooyu ñuy wax ngalawaay 2012 ba 2019 fan la président Macky Sall nekkoon ba ñuy pasaree alalu réew mi tey jii kan ci Sénégal moo la mën a wax avec exactitude mu leer nañ ne lii la ñu am ci limu ministre moo ne de 25 ministres la ñu diggoon moo ko wax de man waxuma ko de moo ko wax tey amul sax journaliste laa wax amul journaliste bu la mën a wax avec exactitude ne lii ci ministre la ñu am ci lim moo tax Erdogan mosoon na ko wax turc bi nga xam ne moo ñu ëpp doole fuuf yor réew mi seen loxo Erdogan bu mu ñëwee ba mu koy présenté ministre mi lan la ko wax Erdogan dafa nuyu ba toqi na ko yow ñaata doom nga am mu lay ne ko ay 35 mu ne ko man de maa ngi ci 19 ministres kese dañuy tukki
dañuy dugg avion dañuy dend ak ay ministre am xam nañ la lañuy defee shopping digg Paris ak seeni njaboot xam nañ lañuy pasare alal réew mi xam nañ yeen xeetu hôtel lañuy dal Paris kon est-ce que kàddoom méngoo na ak jëfam foofu tamit ñu wuy ba tey ji ak président Macky Sall. ci wàllu patriotisme économique bi réew mu développé bu ne protéger nga say ñun aussi mën nañ def préférence nationale si kaw entreprise yi ñëw ñu noonu leen na yéen dugal capital national nañu fexe ba Sénégalais yi à travers le secteur privé national ñu am procédure yu leer pour que kuy ñëw ñu mën a permettre Sénégalais yi dugg si seen capital comme ça nga créé filiale nationale bi je crois que loolu benn réew du ko bañ parce que réew yëpp koy def donc loolu aussi ci waxtaan yi ñu fas yéene def dans le cadre du partenariat public privé danañu gën a saytu gën a leeral mbir yooyu pour que suñu réew aussi Sénégalais yi mën a am tuuti alal britannique yi même Mali sax patronat commerçant malien yi booy xool de mel ni ñoo ëpp xaalis bu commerçant transporteur malien ñoo ëpp alal transporteur malien yi ñoo ëpp alal Sénégalais mais ça c'est pas normal boo demee Mauritanie noonu ñoom moom banque yi ñoom moom lépp donc loolu mën nañ ci waxtaan anam yoo xam ne danañu permettre réew mi ñeneen ñi dugg fi il s'agit pas de dire gan du fi ñëw loolu amoon propos mais nag nañu défendre Sénégal défendre intérêt Sénégal. Dakar Matin. dégg ngeen ko la ma waxoon ci patriotisme économique may laaj rek sénégalais yi 2012 ba 2020 est-ce que Sénégal recoloniser wuñ ko kan moo fi gagné projet yi nga xam ne dañ koy lim ci ay milliards bu bari lool ba boo koy tudd sax da ngay tiit sa fit day rëf-rëfi kan moo gagné projet yooyu Sénégal mi ngi ci loxo France turc chinois indien marocain entreprise sénégalais yu bari ñi ngi fayit ku demoon ba dégg ay CDE ñu ne ñoo dina def ay départ volontaire fayit ak lu mu représenté woon ci fleuron de l'industrie sénégalaise secteur privé bi amul ndaje bu ñuy am ak gouvernement bi te joytuwun lu ñu mel waaw Macky Sall dafa xamul luy patriotisme économique wala je m'en fous taxaw na fii wax ne waaw nañ ubbil suñuy buntu parce que ñun Afrique dañoo bëri feebar dañoo ndóol amuñu doole na ngeen préparé wu de ñun dañuy ubbi suñu bunt ñëpp dugg kenn bañul ko bi buntu de dama mooy wax ci ay kàddoom ne Mauritanie gii boo fa demee di tabax il faut nga ànd ak beneen entreprise mauritanienne moom moo joxe exemple am de ñun Sénégal amuñu fulla ak fayda googu lu tax parce que suñ président dafa woyof signature président woyof signature la ko xale yi di tuddee léegi woyof signature ñooy ba tey ji ak président Macky Sall bilan la ñuy tirer rek de. danañ ci teg yoon bi réew mi ci yoon kooku moom ku yebu xam ko danañ ko teg ci yoon bi ñëpp la fi nekkal aussi du am citoyen de premier rang ak citoyen d'exception faut que loolu leer ku bokk ak man parti ku bokk ak man coalition ku nekk opposant ñëpp ci bokk yem la loi sera égale pour tous. Dakar Matin. est-ce que réew mi pays de droit la li ma ci jaaxal de mooy ne union des magistrats du Sénégal waxuñu ko de ñoom saa bu ñu yëkkatee seen kaddu la ñuy jiital indépendance de la justice la ñuy wax ñoom muy conclave de réunion kuy woote indépendance nag da nga amul indépendance gis ngeen ni ñuy jàppee nit ñi di tëj Guy Marius Sagna mi ngi ci kaso bi coow li bari lool mook Babacar Diop ñoo bokk lu ñu def ñu dugal ko ci kaso bi ñu ne état de droit la ñu nekk isolé ko mënul gis kenn ñu ne état de droit la ñu nekk barki Dembo Ndiaye Kémi Seba ñëw fi ci neexaayu bakkanam dañ ko convoqué pour mu ñëw devant la justice ci procès ak BCEAO buñ ko convoqué wul woon du ñëw Sénégal waaw ku ñu convoqué kay pour mu ñëw pour procès jarul expulsé waat na ñëw bu defee procès ba pare nga ne ko boo defee sa procès ba pare mënoo fay toog demal waaye gis nga ñun ko toroxalee kon kay li ñuy jàpp su nekkoon maay Kémi Seba jaratul ma ñëwati Sénégal parce que saa bu ma ñëwee aéroport ñu dàq ma kon procès boobu na fa ay avocat am teew yow dañ la woo pour nga ñëw wuy ci procès ñëwoo rek parce que da ngaa bëgg a ñëw Sénégal déedéet dañ la expulsé woon Sénégal ñu fixé sa datu procès na la kaay wuy si yaag BCEAO nga ñëw di wuy si cour bi ñu jàpp la dàqaat la ci biti kon kay bu la justice Sénégal wooyatee jaratul ngay ñëw logique pour logique wala Macky Sall ci teg réew mi ci yoon mooy jëfee dictature def lu la neex te kenn du wax dara kenn sañ ta wax ku wax ñu jéemal la ku wax ñu waxal wutal la pexe tey lañu gën a mën a wax tey lañ gën a mën a farlu tey lañ gën a takk suñu fit tey lañu gën a mën a ñeme defante pour muy leer ci bopp ñëpp
pour muy leer ci bopp ñépp laa wax détermination sax lañ gën a yokk nit ñi ndax dafa am loo xam ne wolof da koy wax kaso ak bàmmeel saa boo fa demee fekk fa ku la gën kaso ak bàmmeel saa boo fa demee fekk fa ku la gën te nit day gëm yàlla wóolu ko nag gëm ko wóolu ko ñu wax ci mandat bi mooy Ali Kala ji dégg ngeen bun jon lu mu ci wax nee na sénégalais yi pacte lañ def ak Macky Sall ba 2035 kon moom joggati na sax 3e mandat du lu bees de ci ñoom bés dafa am du ma tuddagum tur ma dem ci impôt bi dajeeg benn njabootu Macky Sall mu woo ma ci ruq na ma yow xamoo lu xew sax ma ne ko lan moo xew mu ne ma ñun dañuy yor ba doyal dem suñu yoon te li ma lay wax baatin la c'est boo nga ñëw liggéey ak ñun moo gën ma ne ko boo mun a ma ne ko baax na kon bun jon boo déggee waxam moom weesu na sax 3e mandat xam nga yàgg naa leen wax fii Macky Sall su logique woon rek bun jon ba mu defee interview ba pare da ko waroon a dàq comme ñu dàqee ñoom Moustapha Diakhaté ay ñoom Sori Kaba parce que tudd na 3e mandat moom weesu na ko sax di mais du ko dàq parce que yàgg naa leen wax ne Macky Sall président de la République bañul ku tudd 3e mandat déedéet lim bañ kay mooy ku ne ko munoo def 3e mandat waaye tànk yaa ngi koy riitil di ko wax sàll ngaare defal lu la neex te bu ko yóbboo conseil constitutionnel ñu nangal ko ma sàcc wax leen benn mbir gis nga jour bu muy def prestation serment 2012 bu mu ñëwee ba si Cheikh Tidiane Diakhaté daf ko làkk ci alpulaar ne ko président ñun de gis nga dañ xeex rek politique waaye nag Ablaye Wade mënoon na doon candidat de waaye dañ politique rek dogal bi ngeen jëloon pour nangu candidature Ablaye Wade dëgg la làkk ko ci alpulaar foog ne kenn du ko dégg Macky Sall leer na ko moo ne de fàttaliku leen kàddu yi ma leen njëkkoon tegoon ci almaxtum Boun Abdallah Dionne la mu wax am na la mu njëkkoon a wax ci référendum ba muy ànd ak caravane bi di mbaras am na la mu waxoon ñu déglu ko. président ne bu ma toogee loolu dootu mën a am coow li fi am ñu naan 2e 3e mandat donte 3e mandat xëy na booba dañ koo tudd wante 2e mandat la woon ndax changé nañ fi constitution ci diggante bi moo tax moom mu campagne yi woon ne li conseil constitutionnel d'accord naa ci man damay def sama campagne mu ne coow lu mel noonu dootu fi am ndax dinañ def ci sartu réew mi ne kenn dootu fi mën a def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo waxuñu nag durée mandat ba bii 7 la bii 5 bii 5 bii 7 wante ku fi defati ñaari mandat dem sa morom ñëw toog teg wàllam ci liggéey bi réew mi di continuer dox dem nañ ba ca biir sax mu ne ñu ne léegi 2 mandats consécutifs CNRI moo dugal boobu li américain di wax wording ni ñu koy bindee président moom li mu waxoon mu ne mode d'élection daal dinaa ko verrouiller quinquennat nag laa bëgg ndax jàpp naa ne nguur comme li ñuy wax le pouvoir absolu corrompt absolument nguur loo ci gën a yàgg gën a xëy na mën na nekk position naagu te yàlla bëggul loolu. Dakar Matin. gis nga kàddum yi mu yëkkati dafa am lu ko waral moom dafa bokk si ñoo xam ne dañuy xeeñcu place su Macky Sall comme dégg nañ nag fi mu nekk nii ne ñu ne dañuy débusquer les traîtres ak loolu mu nekk ci joxe ay gage waaye li Al Maktoum waxoon rek a ci nekk waxi tayam méngoowu wala waxu démbam yaa ciy tànn boo ciy gëm nag boo ko tànnee ba pare nga xam ban xeetu nit lañ mooy valeur yi c'est très important moom mii di Macky Sall sax am na lu mu waxoon ci 3e mandat. fan yii yëpp dégg naa ay coow mooy loo xam ne daf ma jaaxal sax ndax day mel ne lu xiinul rek xëy taw wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax a jóg ndax réew mi jàpp naa ni démocratie la buy dox. 2016 man maa proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dàkk ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj ne de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci munoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegle en tout cas man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séentu fépp ba mu des si mbir moomu
loolu dama bëgg ñu wax ko mu leer te mu yem fi. Dakar Matin. gëmul li muy wax moom président Macky Sall gëmu ko wax naa leen man fan laa amee bettange président Macky Sall ñàkk a doon candidat foofu lay amee bettange mais pour mu doon candidat du ma bett te nag leer na ci boppam ne dina doon candidat waaye fa muy jaar ak lam koy layee conseil constitutionnel ci boppam ñoo koy wax conseil constitutionnel ci boppam ñu war a àtte ñoo koy jox yoon wi mu war a mën a jaar pour nekk candidat pour 3e mandat waaye ñun nag wanag lañ miin nañ sàgganu wanag lañ miin nañ sàgganu maanaam ci ñoom yëngal aras du dara ci ñoom xamloo ay malaayka du dara ci ñoom ndax nag tolluwaay la nit ku nekk ak tolluwaayam leen sant di leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah